soo teeraa teeree léegi ak moom wala nga dëgg moom ay saaga la loolay wax gi sénégalais da ngay wax sa bane ndeyam wala nga wax bane baayam mu ne la saaga nga. On a perdu notre cher wolof on a perdu notre cher langue Baye Fall nee naa ne sooy déglu samay wax man je suis un nan laa ko mën a waxee j'aime ma culture je suis un traditionnaliste j'aime ma culture il y a de certaines choses si su ma jógee je ne laisse pas ça passer je ne laisse pas ça passer et dans la tête là ça bascule il y a trop de langues yoo xam ne c'est dans ma tête souvent su may wax soo prêtewul attention dëgg je vais te mixer beaucoup de langues man après ça may toog may tiit sóoraale ndax bàyyi nga xew wala bàyyi xool sama rakk rek moom laa mën a toog waxataan ak moom lu yàgg ñuy comprendre parce que on a fait majorité des pays ensemble làkk yu bëri ñoo koy waxandoo donc su may pivoter di varier moom daf may jëli mais su ma comprendre su ma deful attention moo tax souvent damay dem ba fii ma taxaw su ma deful attention rek je vais mixer toutes les choses en même temps ñëw toog je vais les mixer comme un con ñëw toog moo tax ma naa leen gars yi fii nii instant bii nii lenn nu intéressé c'est pas ay jëmmu nit c'est pas ay li non wax gi moo nu intéressé lu nekk si wax gi quoi comme nu ma ko yàgg waaye fii mbëggeel la nu boole mbëggeel bu nu boole nag mooy lan mbëggeel du vert jaune rouge bi drapeau bi sonn nu boole ban sonn nu boole mooy lan sonn gis sunu askan bu nuy jàppee ay mbaam boobu ba léegi jàppee leen ay con di leen dundee looloo nu boole su weesoo lool noonu fii kenn moom fi kenn xamu fi kenn xamantew nu woon mbëggee la nu boole ñeneen ñi nag ñu rax nag si biir ñooñu xol bu metti la ñëw fecc si am na nag ñuy fecc si xol bu metti far des am na ñoo xam ne nag 100 ans 4 dimanche duñu fecc de mais dañuy gën a dolleeku parce que lu tax seen xol bu metti bi suñu ñëwee fi duñu leen di rootal paan jox leen nuyoo baale déggoo ma de instant gii nii Sénégal point leen wax yaa di yeesu 1 + 1 = 2 on s'en fout nee naa leen ko sama départ 2 ans en arrière man sama propre famille laa commencé y a pas de tonton il n'y a pas de tanta tantine bàjjen kii sa waay maman loolu déggoo ma de maman loolu papa loolu waay déggoo leen ma de Sénégal rek leen wax faalew non sama famille laa ko ku ma si woo wala léegi du ñuy dégg seen musiba parce que ñoo fi dàq woote laajte Western Union woote laajte ay kaaje woote kii te heure ju xeex su jotee nii wax di wax waxu ñàkk sa kanda nga kii moo tax ñoom laa njëkk a éliminer aw ma lu ma Western aw ma lu ma wax te ku ma si wax lu ma naqari ma wax la sa musiba dëkk bi nu ñëpp a ko bokk nu ñëpp la concerné donc combat bi nu ñëpp la wala impliqué il n'y a pas de diw moo toog fële diw kii ni nag non c'est notre combat à nous tous c'est notre combat à nous tous te nag lii du pour ñun leen koy defal du pour ñun de ku foog sa bopp nga koy defal yaa ngi nax sa bopp lii c'est pour nos enfants et nos petits enfants lii ñoom ñoo koy jël ñoom ñoo siy jëriñu ñun lu ñuy dund nii comme ni ma leen ko waxee sànq si départ bi rek bu xatu genre ñoom Pape Alé yooyu noonu yaay ñoom genre xaw ma lan jaañ boobu avec tout le reste nos grands frères ñoonu ko yóbbee de suñu xeexoo ñoom ban suy toll di am kàttan di si toll di comprendre ñuy dévaluer lu taxaw xeex nu ñëw te keneen nu xeex ñun suñu ñëwoon fii du ñu nekk si réseaux sociaux yi naan ñoo ngi xeex ñoo ngi ñëw di liggéey dëkk bi di dox ñoo ngi ñëw di liggéey mais défaillant yooyu foofu la nekkoon di coller dara baaleeg li jënteeg di fen di biiral di teg ak di naan les kër sak lu nekk di duul di teg ñoo loolu leen fa nekkee woon léegi nag daal di bàyyi ba Ablaye Wade ñëw coalition soppi si loolu ñoom ñëpp si leen nekkee ay nit ñuy liggéey si fonction publique ay kii ay chauffeur fii ay kii si la grand yi lu bëri commencé jug si bàyyi xam ne nu mu fa demee démb la woon suñu kanam ànd ak Ablaye Wade sànni xeer foofu noonu la gars yi commencé am ay yenn chance yi chauffeur la leen def xaaju suñu grand yëpp chauffeur koo si gis muy chemise super sans chauffeur la ñooy dawalal paaw corrompu yi pour ñoom nag rey neen àdduna ak alaay ñoon noonu parce que rek jox ne leen carte gab allez c'est les gars yi mooy loolu 100 000 leen siy dugal par mois 150 000 par mois gars yi nekk fi di bondek di chemise kii koo si romb xetu ñaq la lay xeeñ
sonn ñoo gën a sonn sax gars yi di dëbb dàqee ñoom suñu jugoon xeex instant bii ni benn booy du nekk si réseaux sociaux yi di expliquer mais non léegi ñun nag fu ñu yeewee nuy jug di lijjanti suñu dox ñoom lu ne duñ ko fi waxee parce que seen poche la ñuy xalaat ñoom seen sutura leen wax ñoom xalaatu nañu ñun ñii sax qui ont déjà raté notre vie qui essayons pour nos enfants de non 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 ñoom seen i poche la ñuy wax ba léegi nekkan du ko fi waxee gars yi ñoo neex rek mais tey ngeen di xam ni que en voulant faire le con en voulant trop vous avez créé maintenant une génération de jeunes waxuma la dynamique rek de waxuma la génération de jeunes dynamique de mais vous avez créé une génération de jeunes waay yow têtu waay yow déterminés nous sommes plus que déterminés dégg nga ma génération bii nii plus que déterminés ba dof leen def danoo ñoo fekk ay grand yu yambar yu bëgg lu yomb grand yu fainéant bëgg lu yomb ñu si jotoon rëcc sax ñëw kaaw gi ba du ñëwee liggéey nu fi dara wax naa leen ko ba sonn ñoo yàq kaaw gi ñoo yàq fu ne bu njëkk ba da ngay ñëw takk jabar fat am këyit léegi laaj leen ñu fi yàgg lu tax mënu noo takk jabar am këyit ñu fi jiitu ñoo ñëw laal xale yëpp nax leen yàq seen xol yi am këyit def lu leen neex ba gaa yi yeewu muus wóolootuñu nit ku ñuul lu leer laa leen di wax parce que rek con ay cancrelin soo waxee gaa yi di siisu soo waxee gaa yi naa la sunu paa yeeg mère yi fi jëkk ñëw non bu njëkk ba da nga doon ñëw xale yi jigéen yi langal la ko bàyyi faa dañuy sonn tubaab yi ay yu toll nii la ñuy am nu gis ay africain ñëw toll nii liggéey ceene kii pooj yu toll yi jàpp leen di leen ko dóor ba yaay booy di koy gaa yi bëgg yaay booy kontaan da ngay wàcc ñëw même pas 1 mois 2 mois soo amulee këyit yaa koy lijjanti nii la lay toppee ni wañ mais léegi business la $7,000 da ngay dem xooli si crackers si buujumaan yi ngay dem xool $7,000 wala $5,000 wala 7,500 muy presque 3 millions 4 millions de francs nga dem xool tuxkatu crack pour mën a naxanteeg moom ànd ak moom mu lekk lool ngeen ànd dem mairie pour mu mën laa signer ni que yaay jëkkëram nga am këyit dooma daa su yàq na nee naa la ils ont pourri le Sénégal et là partout les alentours dem toogaat di lijjanti ay affaire di wax soo waxee nu ñëw ni expliquer di naa yaay gën a ba nan bañ a toog topp leen paa yooya kii ni nangam uufu si suufu bâche yi di lijjanti di wax di kii ni nangam vous allez voir vous n'allez rien dara du ngeen ko am dara gars yi fépp leen défaillant yooyu partisan de moins effort sunu grand yi sunu paa yi ay nu roownu sunu maam yi nag noonu bu leen sax boole sunu maam yi partisan de moins effort maa ngi gis an kenn moo ngi romb di ma wax naan ma oh waxal si affaire foncier bi xam nga affaire foncier bi lu tax bëgguma ko wax si affaire lu tax bëgguma ko wax saa gii nii soo si naree wax da ngay sonn affaire foncier yi man après damay partager vidéo yu ma si wax ba ma si tali bàyyi xam nga ñu bëri du may soog a comprendre ak ñu bëri tamit du may soog a suivre du ñuy soog a dabe si samay vidéo du soog a comprendre mais naa leen expliquer benn affaire lu tax sawaratuma si wax si yenn bagages yi léegi la rek sama gars yi mu commencé di tëbal ay benn fan du ma live ñaari at yi passé dama doon live chaque jour 365 jours live naa ko chaque jour ba gars yi duna ma naa ma yow moom da ngay live mën na leen Sénégal teem kese la Sénégal foo xool teem la mën na leen Sénégal yow soo amul looy wax si Sénégal yow yaa bëggul wax Sénégal toogal nga xool nga xalaat nga yeew am na looy wax Sénégal parce que fépp ay metti bàyyi damaa toog fii wax si affaire suuf si ba sonn mais nee naa la damay wax gars yi du ma doon ça parce que lu tax gars yi ne veulent pas comprendre ils veulent pas mettre benn pied en arrière essayer de voir les choses su ma waxee tuxkatu yamba bi yow mandeti ne waa gars bi xamul tooke parce que lu tax nu bëggee ma waxee leen ko moom mënuto ne du ñuy bëgg sooy ñëw di leen ko wax di leen jurgóot sénégalais moo mel noonu soo koy wax dëgg day koy jurgóot di raay na lam day naxante man xaw ma loolu dëgg soo demee ba di ko wax on n'a pas le temps à perdre si ay naxante da nga koy teg ñu koy jariñ ñu si mën jariñoo ñu si mënut a jariñoo tant mieux pour eux
bay nee naa leen foncier yi maa leen ko fi njëkkoon wax ba gars yi di wax ay 9 hectares ke ni nanga ma ne leen foncier yéen a ngi wax 9 hectares parce que lan Dakar bi moo yem mais Baye Fall billahi dëkk bi si biir dëkk bi village yi xaar leen ba village yi yegg si ba ma koy wax gars yi yow moom toog foofu di wax rek yow moom ki nanga ma ne leen parce que vous n'avez rien compris village yi ñoom ils sont pas focus Dakar nag lu tax mu commencé feeñ ak di feeñ moins de parcelle boo jaay Dakar day feeñ parce que Dakar dafa saturé léegi Dakar léegi dafa fees Dakar mënatoo bouger kaña sa du traversé koñ te kenn du ko gis mu dafa fees bokkatul ak bu njëkk ba bayaal yi di nekk fu ne mën ngaa jaay balaa gaa yee comprendre xam nga yow fekk na ni que yow mooy loolu jaay nen presque tout le territoire mais léegi Dakar c'est plein espace vert yi sax gars yi jël nañ ko di ko jaay ba ma ko fiy kaas affaire Adama Faye bi ba ma ko fiy déclaré di ko kenn faalewu ma woon ba ma koy cëppee naa la Adama Faye ba maa leen ko fi njëkkoon ba ne leen woon juma naa leen juma bi wàcc leen Sénégal Japon bi pont Sénégal Japon juma baa ngi sa droit exclusif si ginnaaw Adama Faye nangu na ko c'est ñu doon xeex cité Tobago lépp ba ma ko fiy wax c'est affaire de foncier dama see wax ay saaga comme ni may defee nii rek damay wax ay saaga laa si jël parce que sénégalais yi du ñuy bëgg nu ma leen koy wax ma waxee leen ko wax yu jurgóotu quoi te man gëwma loolu man su may wax damay ñëw ma teg lu may wax loolu laa gëm quoi mais léegi nag nit ñi tey du ñuy toog bëgg jooyal une partie wala une te man loolu mënuma ko duma xaar ba nu laal une personne bu am doole wala laal koo xam ne mooy loolu rek mooy soog wax parce que man su ma sañoon ñëpp la ñuy xeexalandoo au même pied parce que du ko kese am problème bëri na fi tout dernièrement préfet bu fi wàccoon dem toog te yore tabaam di tux yónni ay gaayam ba di xeex ak waa village bi lan leen doon xeex Sénégal, il n'y a pas que tous les territoires, il y a des problèmes à régler. C'est ça le truc. Man nekuma fini pour du xaar ben majorité wala ku am ndey wala ku am baat ku nu laal nu wax ci mom rek pour ma tepp non parce que dama ci xol ci problème ni que yag na xew ci dëkk bi mu koy def ay nit mais c'est parce que amunu baat motax ken faalewu len yu bari motax dama dem ba moment ma daal ne non sénégalais yi nii toog di leen waxal sax lu ñuy dund après xam la leen doon wax waaye da ngeen toog foofu di noos moo tax ngeen di toog kaay leen Sénégal parce que loo leen wax am na lu ñu ko ñoom ils ne voient pas le bon côté des choses gisuñu libération ak liberté bu ñu si wut mais ñoom dañoo foog ne que dañuy ñëw di leen jéem a tuutil wala dañuy ñëw di la jaayanteeg ñoom wala dañuy ñëw di xëccoonteeg ñoom ils sont dans une autre mentalité. Ils sont dans une autre mentalité da ngay ñëw sa di leen yéen naan waaye yow foofu nga ne fii Sénégal ñoom dañuy wax sa ay wax yoo xam ne tey jii nii si ñun moom la ñuy xeex comme tey jii nii kumba am ndey kumba ñàkk ndey ñoo ngi xeex ne libéré Abdou Karim Gueye libéré nu ko waxati Assane Diouf xam nga et tous les autres te taay dégg naa sa jàpp nañ Ndiaye Omar Ndiaye tamit tous les waaw les activistes wala les gens qui se battent pour le Sénégal ñu ne leen tey ji libéré leen nit ñi wala xeex ba loolu noonu jeex ci dëkk bi arrestation arbitraire affaire de jaay doole affaire de kii ki nangam mais même nit yooyu noonu ñuy xeexal pour loolu noonu dañ ñoom ñooy toog naa la waaw kaay fii Sénégal fii moom xam nga ni donc ñoom ils vivent déjà avec ça dans la tête et ils veulent que moo tax ma ne léegi bon su nekkee ñoom loolu la ñuy dund pourquoi donc on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que tey jii nii kumba am ndey ak kumba ñàkk ndey mooy loolu droit de parole dégg nga freedom of speech freedom of religion loolu noonu dafa bokk ci ay base droit de l'homme mënoo créer aucun droit mënoo def benn règle mënoo teg benn convention su nekkee yow les règles les plus basiques yow fonctionné wul ci sa dëkk donc ñun lu ñuy wax c'est de la merde
on ne respecte pas lu naan freedom of speech amuñu ko freedom of religion amuñu ko mooy lan wax freedom wax amuñu ko freedom religion amuñu ko hein scolarité loo xam ne ni que tey jii nii c'est une obligation état jox na ko mooy lan sécurité scolarité santé amul si sunu dëkk te ay bases fondamentaux laa lay wax de yu nekk si convention internationale yi laa lay tegal yoo xam ne ni que dans les pays les plus développés dafa bokk si seeni règles de base mu nekk pilier wu démocratie y a pas ça dans notre pays il n'y a pas ça amul si sunu loi lan moo fa am xaftaan bu rëy xaftaan bu nu gome costume bu rafet cravate bu rafet loolu moom moo am si sunu dëkk moo tax ma ne leen sama gaay instant gii nii dëkk bi pour nu lijjanti ko dina garaaw lool parce que jikko bi du si président bi jikko bi c'est sur nous les personnes sunu fen bi nu jël toog ko sunu ñàkk nangu dëgg sunu ñàkk toog waxante dëgg parce que tey encore une fois da ngay toog sa dégg ay nit du naan la faut conserver conservons quoi? Oh non, faut conserver nos cultures, faut conserver quoi? Mais xam nga lan la ñuy conserver loo xam ne ni que une équipe qui gagne quoi, on conserve quelque chose qui se développe mais on ne conserve pas quelque chose loo xam ne ni que ça ne se développe pas te amul benn njëriñ si dëkk bi bàyyi islam sax duñ koy def bilan tey nit ñi diñu wax ay conserver léegi on conserve quoi kaa leen nga leeral la ñuy conserver tarixa ok tarixa bi si lan la bokk islam ok nan lay doxee si islam lan lañ siy conserver gars yi duñ ko wax 100 ans d'esclavage gars yi duñu toog xalaat lan moo dox lan moo doxul lan la doxal si réew mi lan la doxalul si réew mi lan la doxal sax si biir nit ñu mu àndal lan nan ko waxte dee parce que tey jii nii da nga fay gisagum benn murit wala benn kii bu fi dem ba ñëw ba naa la àjjana laa jóge waaw nee la fa demee ak nee la fa toogee nit ñi ñoo wala commencé tamit waxu nit man dof laa comme ni ko gars yi di waxee kii nanga man na leen y a pas de problème mais dee leen ma tane au moins su nga ñëwee ba di wax dee leen ma waxu nit mais man dof bi lu may wax yéen su nga ñëwee ba di wax sa yoon donc yéen xanaa ay doppooral ngeen parce que yéen su ngeen demee ba di wax ab dof mënoo leen ko wax waxu nit sax pour jéem koo giddanti yéen ay waxu saaga ngeen di wax ay waxu tuumaal ay waxu fen yu gën a bon yu seen sëriñ yi di fen ngeen di teg mais ba pare da ngeen koo jël jëmale ko si ab dof léegi yéen ak dof boobu ku gën a dof Baay Faal déggoo lu ma wax de ku la waxul yàlla ak yonente gi ku la wanul bàyyi yow du tus du dara bàyyi ko fa voilà point barre léegi nag le reste mooy lu nit ñi di wax soo demee ba nga jàpp ko nga gëm ko ba dof da nga kaa mën a débattre décortiquer ko mais doo ko gëm ba dof gëm ko ba gëm mais suñuy wax amoo loo ko mën a débattre lu dul ay saaga comme gëmoo dara Baay Faal loo gëm ne man dama gëm Sénégal moo tax tey suñu demee ba toog ba nuy wala décortiquer ci Sénégal j'ai de quoi décortiquer te trop même j'en ai tellement dama gëm sama diine dama gëm ku ma doon dama gëm sama ethnie fu ma jóge loo ma si wax su ma si xamul sa lu bay xam naa lu ma si débattre ba fu ma si yem ne la bokkee fii laa si yem loo yor
mais yéen ñii waliw yi yéen ñii dip si comme nu ma koy waxee sax yéen ñi nga xam da ngeen see dip yéen ñii ngeen xam ni que yéen du leen a xawma lan pour yéen ngeen ay nit ki yéen a muus yéen ay am magnificence vous êtes la perfection pourquoi maintenant au moment de venir parler du ngeen wax xel pourquoi mënoo leen wax xel lu dul saaga tam sos fen gaay nee nu man naan te ay Rickness ila naan Rickless am ngeen Rickless Rick Hunter yi laa naan maanaam ni que kay comme nu ma ko waxee vous poussez toujours les gens vous voulez qu'on rentre encore si gaam yooyu noonu mooy loolu su ma ñëwee teg waxtaanu social waxtaanu nit pour nu mën a yeewante si en tant que ay mag ak rakk ay keeki nangam y a toujours des gens qui roubent qui veulent entendre xam nga le bon côté quoi moo tax it xam nga suñu ñëwee comme moo ko waxee rek du ñu andi waxtaanu xel si yooyu ngeen bëgg a dugg naa leen compal xam ngeen ma xam ne naa leen man du ma daw du ma reculer du ma en arrière te du ma prier man moom mooy lool sama làmmiñ maa ko moom bii comme que léegi c'est ce que vous voulez acca nen sa dem ma xool ñaar ñett nu ñaanalante y a pas de problème saa waay nee na ma lu ma naan ay Rickless laa naan de Rickless yi moom laa naan de loolu loo si xam waaye Rickless yi loo si xam Rickless yi du ngeen si nangoo wax de du kaa daal dee leen wax rek man instant gii nii ku nekk mën na maa wax lu ko neex ku nekk mën nga maa saaga mën nga maa apparteniral mën nga maa keeki ni nangam xam nga mën nga maa dugal si lu la neex yaa ngi comprendre mais na nga fexe rek ba soo may dugal si sa gént wala nga may dugal si sa film na nga fexe ne que yow sa producteur ku lay produire na ma tane parce que bis bu ma ko keppee si yoon bi wala su ma ko jàppee si yoon bi nuy demaale du doy billaay wallahi da ngeen bëgg a wax rek mooy loolu da ngeen bëgg a wax mooy loolu da ngeen may dëkkal da ngeen maa bëgg a def acteur yi seen film da ngeen créer seen scénario ba pare ngeen ñëw xool benn Moussa daa ne ok Moussa va xam nga va bien passer sur ce rôle quoi ngeen dëkkal ma y a pas de problème lu waay wax lu waay lijjanti lu waay kii c'est bon coolul mais seulement ni que nag comme nu ma ko waxee rek na ngeen fexe ba si yoon bi rek yoonu dem bi seen producteur ku leen di produit bu ma ko fekk si yoon bu ngeen may yugal noonu parce que su ma ko fa fekkee non du doy Wizkid gars yi nee naa la boobu son gars yi duñ si wax cagatu bi Touba duñ si wax gars yu bëri laa soo waxee nu ne da ngaa saaga parce que bëgguñu see waxtaan ñoom la arrangé mooy gars yi di naan Rickless yi di tux si poon yi suñu paree dañuy xooñ caga bi soo waxee ñoo nekk si réseaux sociaux bi di saaga seeni bagage ngay laal gars yi duñ si wax caga bi nee naa leen faux usage de faux Mbàkke Tuuba boobu la fekk baax seen dëkk foofu la fekk baax pakoti rek contrefaçon contrebande yamba jaaykaayu sum-sum Baay Faal baay xam nañ lu xew dëkk bi ñun comme si ay gan ngeen di waxal quoi c'est comme si ay gan la ñuy waxal soo waxee nu daan ne noo xam nga teenu kaw sara yi meewu àjjana yi leen di nangam poon bi yamba bi nu tuddee ko poonu waaw poonu waaye kii di nangam sàngara gi nu tuddee ko teenu kaw sara yi waaw meewu xawma lan dexu àjjana yi kii nangam nee naa leen dee leen dem rek satala yi
ñoo ne di romb ak seen satale di kii foo leen gis nu teg satale di naan sa soo waxee naa la non naan si satala day toj xol non day yokk satale dina bënn lépp dina leer day leen wax rek satale yi borom satale fu nu dem gàddu satale yi dina bënn nen dem rek borom Valmeras yi borom Ricles yi yan kay nee naa leen affaire bi mooy loolu affaire bi mooy xam na nu mu fa demee meilleur client wu select yi auberge yi lu tax auberge yi am ay ruq si ginnaaw ki toogaay gaa yee fay fees xam na nu mu fa demee day leen wax rek waxee nu naa la teenu kaw saray gaa yi sapee lapee la ñuy def ñëw taxaw naan dañuy cant noonu tere nit ñi nelaw nag tere nit ñi nelaw soo waxee nu naa la ñoo ngi si jàng yi kii nga wàcc taatu baas bi yëpp yàmbaala ak sàngara soo jógee ñoom ñooy ñëw di am lu ñuy expliquer soo màggal waaye cant laa lay wax da ngay toog sa koy wala xëy matee liggéey gaa yaay dañuy cant wala xëy dem defi xamuñu sax ndax am na maire bu feebar wala am na ku tëdd si lalu xam nga xamuñu lu koñ bi nekkee non koñ day bëri lu siy jaxasoo ñuy feebar ñu am épileptique ñu ëmb ñu amay kii non c'est pas le problème xool taatu miiru jàmbur xam bu ko ñuulal fa ñii toj waaye yàq du ñuy cant ba pare romb saw bopp koñ yi laa lay wax am mer de gaay soo demee taatu bâche bi lu tax chaque jour suñuy cant suñu déggee police seey lu tax gaay yi dañuy cant di woote yàlla police su ñëwee gaay yi seey suñu jógee ni am na ñuy expliquer yéen ay wax ba léegi de da ngeen bëgg a emmerder on va emmerder les choses déggool ma bam ramasse gaay yi tas parce que lu tax du daw du kii bi de taatu bâche bi yëpp yàmbaa la wala xolal ruquy yëpp ay waayen gaay yi du nii naan waay soo jógee ñoom ñooy xaste de toog di wax di kii kemet e kii ñoom sorew musunoo génn kemet jikko ceddo bi sax nangu na ni que ceddo la nangu na kii ñun xam nga ay ceddo leen woon juum neen génn neen kii un moment nu taxaw comme ma koy waxee rek on n'est pas parfait mais lu bon mooy nga nekk si dara ba pare aju nag aju beñ ne doo yaa nekk si dëgg quoi gaa yi wax kii ni nangam nga beñ de yaa nekk si dëgg di ut ay lay di ut fa kii gaa yi wax gaa yi beñ de non da ngay nangu juum nga ñun ñëpp def nañ yëfu xale quoi def nañ yëfu jeune juum nen xam nga ba tey jii sax ñoo ngi continuer di juum xam nga di kii mais da ngay nangu ni que da ngaa juum pour nga mën a nangoo defaru mën a commencer defar dugal sa bopp mais tant que yaa ngi bañ nooy defaroo soo dëkkee bañ ko nooy defaroo tu as déjà mis que tu es parfait yow defoo erreur comment tu vas reconnaître tes erreurs pour te refaire gars yi loolu soo waxee nu bëgg amee xaaju Sénégal bi yëpp a ngi mandi si suufu baas yi toog nekk ay jeunes jëwrin toog di xaar benn messi buy ñëw yóbbu leen àjjana boo xam ne kenn xamul kañ lay ñëw fu muy ñëwee kañ lay dem te jouru dee du tàggoo mais en attendant sunu dund bi sotteegul sunu ndey yi ñoo ngi leen jàpp di leen wulli ndox bi neexul ndox bi setul ndox bi kenn xamul lan la de un sa coupé nañ ko si ay auto poupe leen koy joxe ceeb bi kenn xamul lan la demee bàyyi dara niinatul hôpitaux yi moo ngi noonu ay mouroir la sëriñ si moom xaftaan ngaa ngi gën a xorob di moo xam na fu ñuy jaayee gom ba tey xam nga nit ñi toog nekk foofu di janeer quoi di janeer soo waxee nu saaga la mais bàyyi faal c'est bizarre quoi c'est bizarre soo jógee même nit ñooy mer di la saaga parce que danoo foog ne que saagi nii du leen di siisu wala du ñuy defanteeg yéen a tal defante yéen a tal defante nee naa leen suñu problème du yéen suñu problème mooy sonn bu ngeen sonn yéen mais du yéen en personne seen sonnaay mooy sunu problème ñun parce que day nekk sunu problème sonnaayu sénégalais c'est le problème de tous les autres sénégalais qui sont dehors du Sénégal parce que tey jii nii seen tapette jug xeexi seen tapette jug dem ni jënt lu nu moom duñ koo jël wékk ko si immigré yi wékk ko si seen benn ñaari frère yu génn foog ne teg leen ay super héros wala teg leen ay nitu ay mbaam yu génn si àll bi pour dundal noonu la dundal leen gars yi nag nekk ay partisans de moins effort ñoom ñëpp nu toog ràcc du ñuy am benn bu génn rek nee naa la Sénégal ku sa si téléphone réer gars yi du ñu jooy téléphone bi gars yi puce bi leen amal njëriñ puce bi la dinañ du ñuy woo sa sàcc bi di la ñaan naa la ngir yàlla ñëwal ba fii sax nga tegal ma puce bi demal kii puce bi moo leen amal njëriñ puce bi nu mu leen amalee njëriñ mooy lan numéro yu nekk si biir
numéro nit ñi borom baax yi waaw diw bu France waaw diw bu Espagne diw weer bi yëpp ñoo ngi si kaaje ñoo ngi si kaaje 5 € fii 10 € fii 10 €. loolu la ñuy lijjanti loolu rek la ñuy lijjanti soo waxee gars yi ñëw di expliquer non ay kii ni c'est-à-dire wa Baye Fall xamoo leen nit ñu nekk si mbedd bi nu mu koy amee nee naa leen défaillant yu mag yi sunu mag yu défaillant yooyu paaw défaillant yooyu lu nu waloon defar defaruñu dara nit ñi madgale lay nekk di lijjanti di dund lu metti di ko takkale di ko yónnee encore si dëkk bi yónnee ko si dëkk bi yónnee ko ay fainéant yoo xam ne ni jug leen nu xeex wala jug leen nekk ni loo leen yónnee nu jël ko joxaat ko sëñ bi wala loo leen yónnee nu jóg dem defaa ko say affaire yu ñàkk fayda toog di la woowaat naa la waa mais Baye Fall way dëkk bi Baye dafa maki gaan way jàpp si gaaj taay joobuma quoi way taay dooluma dara gaan way soo waxee naa la maire gi gaan sax kii mooy lool ba yow nga dawal yërmaan nga yónnee nga foog ne que maire bi dina si jot non saa waay sëñ bi la ko joxe ji sëñ bi la koy dem joxe ji Baye mooy loolu da mooy loolu man xam nga la moo ma yoon gën a neex tey jii nii ñii di wax di naan oh non foo gis ñuy wax si tarixa yi c'est waxabit wala c'est les ibaadu man na leen daal man xam nga ba léegi man je ne comprends pas yéen ba léegi vous n'avez rien expliqué je ne vous comprends pas waxabit yooyu noonu ak ibaadu yi danoo bokk si islam wala bokkunu si islam parce que man c'est ça en fait gars yi faut pas que nu réeral nit ñi faut pas que nu réeral nit ñi ñoom tamit réeral seen bopp islam la wala ay tarixa la nu ne non tarixa yi c'est une continuité de l'islam kii donc ça veut dire que affaire bi islam la léegi islam si islam nga bokk islam lan la wax oh non gars yi kii nangam oh bababa kii Mayib ñaa je t'en prie waay soo mënul toog nga seetaan xam nga wax ma quoi je te bloque dès à présent man sama live nii la demee quoi je ne suis pas là pour ngeen may jéem a comment live lu ma la quoi sama live du sa thème je live mon live en disant ce que je file dans mon cœur live bu ma nag comme ni ñeneen gars yi nu ñuy live aussi quoi je ne suis pas là pour plaire wala pour faire du cinéma wala affaire yooyu non kii nii non non live bi nee naa le instant gii nii lu nu wala wax dafa bëri lu nuy lijjanti moo bëri tey surtout spécialement live tey bu ma def si fen yu nekk suñu biir la te dafa bëri soo bëggee sa live bopp na ut sa teemu bopp yaa ma si ëpp xam-xam parce que yow xam nga loo bëgg wax ubbil sa Facebook def sa légende dóor sa live mais bu leen dugg sama live topp si xam nga mel ni ay coach quoi du ngeen ay coach loolay wax gi quoi man ba may yeew nii laa serabee sam bopp nii laa jàppee sam bopp lii laa ñëw pour waxtaan loolu la ñuy waxtaan quoi si sunuy fen sunu dëkk nu mu demee nu ñëw nu teg si loolu voilà man nag samay live nag du ma jàpp benn point rek di kii non je parle sur tout nee naa leen encore Sénégal lu nu wala wax fa bëri soo yoree sa xel rek del kajji soo mënul kajji rek réera souvent sax nga foo ne man maa génn si thème bi fekk maa ngi si thème bi mais samay exemple ñoo lay yóbbu fu sori moo tax soo teeyulee rek use sa xel da ngay réer fii waxtaanu xel la waxtaanu toog la moo tax souvent gars yi dañuy reetaan may dugal ay comédie wala di dugal ay affaires yu fëni nu foni non maa ko teg pour déstresser nit ñi déstresser waa teg mais soo teeyulee toog na dégloog sa bopp bii doo déglu dara doo dégg dara nag loolu daal laa am lu ma lay wax mu daal di continuer waxtaan bi ñii di saaga nag ñoom du ma leen tontu yow dinaa la tontu parce que da ngaa bind lu xam nga tegu mais ne wax gi nag su naree comme ni génn xam nga dama lay supprimer directement quoi déggoo lu ma la wax de xam nga loolu la ñuy wax gan bi rocci bëy wala gan bi tekki bëy ñun amuñu droit wax neew ma la amoo droit wax mais yow da ngaa ñëw fekk tey jii nii kër gi lii leen fi togg lii leen toggul tey lii leen sóor tey
yow nga ñëw këru jaamu doo ànd si lu nu sóor wax mais yow nga ñëw ne ma danga may changer loo man lu ma sóor toggal la yow lu nga bëgg ba pare ñuy wax ngay xuntu non mais sénégalais lii neexatul quoi lii neexatul sama kër nga ñëw man maa sombi man maa dugg maay jël samay pot cassé su ma waxee nii ba pare ba raccroché man la ñuy dagg man la ñuy jël dugala Moussa Camara a dit Moussa Camara di kii c'est moi qui porte mes couilles maay jël samay responsabilité si lii laay wax am nga si xam-xam mën nga si waxtaan nga ñëw nu waxtaan si amoo si xam-xam mënoo see waxtaan doxantul mais nga ñëw force ne ma lii laay waxtaana nii nga ko wala defee defal sa kii nii ba pare ñëw nag ne ma waa comme amoonu droit wax te yow waxoo si lu mbil gi yow man ngay coacher yow mais ah non sénégalais neex na de te nag da la koy forcer nag mere la si nag xuloo da la koy mere nag forcer la ko xuloo yow teem nga gëm demal yaa ngi Facebook demal nga def sa teem boo gëm ñun suñu teem ñoo ngi ko gëm tamit di ko doxal yaa nga fekk fii ay teem loo si mën a wax si loo si mën a wax nga ceene jàpp sa làmmiñ quoi merci beaucoup et on continue am na benn ma feeñ boobu moo ngi wax sax boobu ba léegi mais du ma ko may ma feeñ xaaral bi laa lay may Pape ciao léegi sama gaay on continue waxtaan bi quoi léegi Sénégal comme nu ma koy waxee dafa bëri ay fen bëri ay affaire bëri ay dugg a génn yoo xam ne ni que tey jii nii suñ si duggulee wax ko bu si nekk nu daal di ko exposer amatul sujet tabou amul ay affaire de oh sutura ay affaire non dañ ko teg waxtaanee ko ñu ko séq ko ñu ko séqul daal di xam seen bopp ku nekk dox loolu moom mooy mën a am loolu daal moom mooy mën a am quoi léegi yéen dama koy def jour spécial quoi na ay affaire yoo xam ne moom duma ko wone fii kay da taalibe yi saa dañoo xaw a yaru waaw ba taalibe yi mer bis bu taalibe yi reewaate nu génnee bagage yi bàyyi noonu rek ngay live di jot ay message yu garaaw sax yal na nu yàlla suturaal leen message yu garaaw ngay jot yàlla suturaal leen yàlla baax sama gars tout ça ne va pas comme je vous dirais nous déstabiliser instant gi nii gars yi nee neen aleen ma may leen si lu may ree soo leen si mayulee du baax quoi sama day